Barthélémy Ngom. xibaar yi ci RFM. xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi diggu njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës di bataaxal bi ñu jébal xalif général kulli murit di artu ci màggal gi ndax mbas mi te ay boroomi xam-xam bind boobee téere Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma àdduna ci atte bi doxoon ci diggante Abi Ndour ak kuréel gi nga xam ni ñoo ko bëggoon a jële ci corniche ba waa SOS littoral ñàkk nañ ci kanam ndaw si way àlla traité ya nekkoon ci këruk saxaar gi di DBF seen ndàmpaay la ñuy laaj ba jaral leen toogandaayu ñaxtu juróomi fan ca makkaanu kilifa yi foofa ca kees mbas mi dibéeri démb ji benn bakkan rotu ci yokku ci nag ñi amee jàngoro ji wàññeeku nañu bu baax leeral yi di ngeen ko am ci biir xibaar yi lay doon xibaar yi bitim réew Georges da ci jóg lañ ci fas yéenaan daal Georges maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye daañu dem ba ca Côte d'Ivoire foofee tey ci ngoon bu mu ñu jotee la ñuy tëj lii di appug dépôt candidature yi ci élection présidentielle gi ñu dëgmal. ca Soudan moom lu ëpp juróom benn fukki nit la ñu faat ci ab ñaawteef bi amee ca Darfour loole nag di xëccoo diggante ay sàmmkatu arab ak ay béykat yi nga xamante ne duñu ay arab jëm ci seeni suuf sax. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram lu ci gën a fës Malal Junior Diagne gannaaw bi ma la nuyoo. maa ngi la fay Papa Ngagne dinañ si waxtaanee wàllub lamb ak combat bi yàqu doxoon diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux bu Fass kii nag di tëgg lamb ja di Gaston Mbengue ne ñi nekk ci suuf di ruube ak ruumanaat nanu bàyyi ndax defoon na lu mooy yàqal lamb. wàllub njaay ak njëndum suwër Edouard Mendy ñu wàcc Chelsea dañ ko tegu gët si ñu ko fa nga ngir jël ko loolu nag di dogal boo xam ne entraîneur US Gorée bii ne lu war a mën a nekk la ndax foofa baax na ci gone gi. jërëjëf Malal dinañ ko yaatal ci nes tut lay doon lu aju ci xibaar yi mbas mi di Coronews Barthélémy Ngom moo ci dikk yaatal ko lu ñeel yéenekaay El Hadji Assane Gueye lañ ci fas yéene àndal gis-gis tey jàpp leen ko ñu fas yéene waxtaane nag wàllu lamb ji ak docteur Alioune Sarr mi ñu ne dafay génn ca boppu CNG lan moo nar a doon ëllëgu bëre bi ci biir réew mi ponk boobu la ñu fas yéene waxtaane mbokk yi bu daanoo foofee la ñu tàggoo. Papa Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee mbokk yi ci bopp xibaar yi dañ koy tàmbale ak rapport di ab téere boo xam ni jébbal nañ ko xalif général kulli murit di sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru bataaxal boobu nag lañ ca xamle rek mooy màggal gi daal jàpp nañu ne ku ne da nga ko war a defee fa nga nekk ndax mbas mi loolu nag ki nga xam ni mooy sëriñ Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma àdduna ci ak ñeneen ñoo xam ni itam daanaka foofa ca Touba la ñu nekk dañ ci ànd ak Mohamed Ali Mouba. Première précision boo xamante ni comité scientifique bi bëgg na ko apporter mooy que document bi ñu génnee ci presse bi daanaka waruloon génn foofule ndaxte kilifa Touba bi xalif général des Mourides lañ ko destiné woon ngir jàppale ko mu jël décision boo xamante ni day tax màggal bi am nu mu waree sans benn problème ci Covid-19 bi. Deuxième précision bi comité bi joxe mooy que dañoo liggéey ci ñaari scénario premier scénario bi ñu def màggal chez soi képp koo xamante ni daanaka bëgg na màggal mu des ci këram defi ko bañ a dem Touba. Deuxième bi mooy màggal comme nuñ ko doon màggalee dem wutali ji Touba waaye respecter gestes barrières yi. Troisième précision bi mooy comité scientifique bi nee na rapport bi mu génnee noonu du pour dicter benn yoon kii di xalif général des Mourides décision nu mënta mel document bi génn ci presse bi indi na bruit bu mag te ci côté Touba daanaka foofu itam avis yi dañoo tax waaye ba léegi nii ndigal xalif général des Mourides mooy ñu préparer activement magal Touba comme nuñ ko doon defee. Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma mooy président comité d'organisation magal bi. bañ ci jógee ci lañ def CDD def ci CRD mboolem commission yi également boobu ba tey ñu ngi liggéey ci ay plan d'action xool naka la ñu organiser magal gi et tey jii foofu mooy fi nga xam ne fi lañ ci toll kon ñoom commission yëpp ñu ngi waajal organisation
organisation màggal gi. buñ sukkandikoo ci ay information yoo xamante ni am nañ ko rapport scientifique boobu daanaka du xalif général des mourides moo ko commandé waaye ay mbokku murit ay intellectuel ñoo jël décision defal kii di xalif général benn document ngir jàppale ko ci décision bi muy jël ci wàllu magal bi. waaw dañu ñëw ci wàllu yoon wax ci association SOS littoral seen diggante ak Aby Ndour dañ koo kalaame woon nag ci jëlee bërëbam boobee muy jaayee foofe ca corniche ba waaye amuñu ci ndam waaye nag ñoom ne ñu du tax ñu bàyyi dinañu topp ba keroog ñuy am ndam ci kaw Aby Ndour dañu déglu avocat bu SOS littoral di maître Ousseynou Ngom ci jokkoom ak El Hadj Ndiogou Diène. procédure boobu ba ko juge bi saytoo dafa ne ñi nga xam ne ñoo dugal procédure bi yoon mayu leen li nga xam ne moo war a tax ñu ñëw saisir ko moom mooy li ñuy wax qualité à agir wala intérêt à agir par rapport ak SOS littoral qualité à agir la ko bañal parce que dafay jàpp ne association la te association du droit positif sénégalais mënul STH bon sauf que foofu c'est à revoir parce que xam nga dafa am lu ñuy wax le général et le spécial le général d'accord association mënul intervenir mais bu dee spécial la boo demee ci code de l'environnement te am na fa disposition bu permettre ne association boo xam ne dafa am intérêt défense environnement yoon may na ko mu intervenir SOS littoral ci cadre boobu la dugg donc gisuñu lan moo war a tax ñu bañal ko action bi mu def par rapport ak monsieur Atepa Goudiaby dañu njott ne juge bi daf ko nangulul intérêt à agir intérêt à agir mooy nit koo xam ne gis na dara loolu soit porté na ko préjudice wala xañ na ko avantage bi mu si mënoon tirer mu def procédure donc dans tous les cas dans un sens comme dans un autre c'est une première décision la loi nous permet si on n'est pas d'accord de faire appel donc bokk na si li ñuy envisager benn def appel beneen bi comme ni ma ko waxee décision bi laalugul ba tey le fond maanaam li ñuy laaj ndax fondé na en droit ou pas donc décision bi eggul foofu par rapport ak forme bi rek la statut donc si aujourd'hui on a la possibilité su dee juge bi li mu wax am na si droit fondé na am nañ possibilité contourner loolu ñëwaat dinañ ko def tamit donc ñaari possibilité yi moo am te ñaari yëpp tamit lépp luñ ciy def dañ ciy waxtaan ak suñu client yi bu pare bu ko defee ñu ñëw. ak lu ci mën a xew Aby Ndour moom jàpp na ni mbir mi du ndam ci moom daal lii itam mooy ñu bakko mu liggéeyam dañu déglu ay kàddoom moom Aby Ndour. dellu sant yàlla sunu borom sant Sénégalais bépp sant sunu samay waajur suñu ñëpp samay mbokk yi ñëpp toute ma famille ak sama ay nit ñi nga xam ne depuis boobu ba tey gëm nañ sama liggéey gëm nañ aussi sama coono li nga war nag dafa tënku parce que da nga ne léegi SOS littoral donc nekkuma ci littoral bi loolu moom defe naa boobu daanu nag waaw parce que ñun comme littoral bi la ñuy xeex moi je ne suis pas sur le littoral donc voilà boobu moom defe naa ni amatuñu lenn luñ ci wax quoi parce que nekkuma ci littoral bi et tout le monde sait que je ne suis pas dans le littoral. kenn gañewul kenn pertul parce que xam nga ay doomi réew mi bu ñu nekkee di benn affaire ay wax yu jiwaat loola da xëy na moom nañ ko mën a jàppee ay wax yu jiwaat loola mais du bañeel du yàqale kenn juste rek peut-être ils avaient pas compris man kayit yi ma am ak yooyu xëy na loola taxoon ñu jóg pour fexe pour man ma mën a am feneen fu ma nekk fu dul foofu waaye foofu nekk naa fa fukki at ci ren 2009 laa ko yor ba tey defe naa ni xeex bu yàgg la boobu ba tey tamit maa ngi gëm rek sama gëm kayit yi nga xam ne administration bi dañ ma ko jox pour ma mun a liggéey ma nekk nag jigéen nekk yaay yor sama ay doom yaakaaruma ci lenn ginnaaw yàlla ak yeneen bi ci suma ñaq rek laa yaakaar donc ma fas yéene liggéey ak képp ki nga xam ne rek sa wërsëg aussi nekk na fa nga mën fa daan sa doole defe naa ni loolu moom moo ëpp solo te encore une fois gañewuma pertuma ñoom itam gañewuñu pertuñu parce que ñoo bokk réew mi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. sandarma yi nekk ci biir réew mi seen lim toll ci fukki junni ak benn loolu nag xayma la boo xam ni colonel Pape Diouf moom moo ko def ci rajo Futur Média porox ndollu na sax ca waxtaan woowu waxaale lu jëm ci xorñoñal ak mitital gi ñu ne dañ ko def ñu doon manifester ca Tobène indi na ci ay leeral ci loolee yépp dañu koy déglu moom colonel Pape Diouf. gendarmerie li mu def mooy ñooñu dañ leen a teg loxo ndaxte li ñu doon def te yoon tere ko amul benn sikki sàkk ñu daal di leen déglu jébbal leen autorité judiciaire yi maanaam procureur bu Tivaouane boobu ba léegi nag ñun ñu ngi soog a dégg ne dafa am ay mettital yu ñu leen teg wante autorité judiciaire yi nga xamante ni ñoom lañu leen jébbal firndewuñu loolu. am na benn activiste bi nga xamante ne moom nee na dañoo dugal drogue ci poosam. loolu dama leen di woo ci seen xel rek li nga xamante ni xel mun na ko nangu ki nga xamante ne nii moom mooy cadre gendarmerie bi nga xam ne moom la ci jox
joxoñ baaraamu tuuma kooku dafa nekk li ñuy wax directeur opérationnel moom du koo xamante nii sax dafay déglu ñi nga xamante nii ñoom la ñu jàpp ndaxte kooku ci kanamu brigade Tivaouane la ñu ko jàpp muy woote nit ñi dajaloo ngir song brigade ngir ñi ñu fa jàpp te ñu def naka sudul noonu donc bi nga xamante ni dañu koo jàpp indi ko di ko jël audition am officier bi mu joxoñ baaraamu tuuma kooku boo seetee procès verbal turam sax du ci nekk ndaxte moom bokk ci moom directeur opérationnel la beneen bi mooy lan moo soxla di teg nit ay mettital pour di ko soutirer ban preuve la ñuy soutirer kii dañu koo jàpp li ñuy wax flagrant délit daal di ko jébbal ki nga xamante ni mooy procureur kooku am na avocat procès verbal audition bi ñu ko def moom avocat wam yor na ko procès verbal boobu leer na ma ne kenn tudd ci li nga xamante ni moom la ñu tudd avocat wam dina mën na ko confirmer le contraire. ñaata gendarme ñoo am au total fi mu toll nii ci Sénégal. fi mu toll nii xaw nañoo jege 11000. ñu dikk wax ci baccalauréat technique bi ni ki tey ji lañ ko tàmbali ñi nga xam ne nag ñoom ñooy candidat yi ñii jàpp nañu ne metti na lool ndax lu bari ci li ñu leen jox jotuñu koo jàng ndax seen programme dafa jeexul ñi ci des jàpp ni bac bi jàppandi na ren Salimata Aw lañ ci àndal ci reportage. lycée mixte Maurice Delafosse yëf ya ni tekk tekkaaral picc yuy sàpp rek ngay dégg benn élèves yi ngay gis ca biti ñuy réviser seeni leçon ñoom seeni examen tàmbalewul tey àllarba la ñuy door. tey nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy candidat baccalauréat technique bi ñoom ñooy sëgg ci mbir yi buñ sukkandikoo ci président jury bi ñi yëpp ñu ngi koy def ci jàmm. Monsieur Samba Sidibé, oui, je suis le président du jury 1387. Bon, instant yi ñoo ngi sant yàlla alhamdulilah instant yi amuñu benn incident élèves yi ñëw nañu correcteurs yi ñëw nañu ba pare dispositif santé bi mi ngi fi quoi. Bon, instant yi ñoo ngi am 300 candidats bon si 300 candidats yi kenn rek moo ñëwul. candidat yi tàmbalee génn benn. dina am ñu génn ñu bëgg wax. xale bu góor bi am tuuti mbetteel ndax nee na lañu leen jox tey ngir ñu def ko ca fin wu programme bi la nekk jànguñu ko. waaw ñu bëri loolu ci fin bi la nekk parce que même parce que am na élèves yoo xam ne nee na ñoom gisuñu leçon bi ñu def ndax fin programme la leen jox xam nga loolu mën na pénaliser élèves yi. Malick di si yokk ni moom sax ci biir classe am boobu gis na ñoo xamante ni dañoo tëddoon ndax xamuñu la ñuy bind. Il y a d'autres élèves qui n'ont rien fait, des élèves qui restent là-bas sans rien faire, qui sont couchés mais bon. Jacques moom génn ni loolee bokk ci ndax lii ñu ko jox tey ci épreuve économie yi jàng na ko bu baax. posé wuñu question boo xam ni moom jànguñu ko woon avant yi ñëw fii si épreuve. parce que am na ñu génn ñu ne li ñu leen jox jànguñu ko. ah du ñun de parce que ñun moom je sais pas. peut-être ñoon jàngewuñ ci école bi fii mais ñu nekk ci école yooyu def nañu seen programme. candidat yi nag dinañ ci sëgg tey ba àjjuma ngir pare noonee nag ñu yaakaar ni danañu gàddu seen diplôme bi nga xamante ni atub lëmm ña nga toog di ko jàng rawatina nag ci contexte corona bi ñu nekkoon. agence de sécurité de proximité muy ñooñu nga xam ni dañuy aar askan wi ci seen biir ñoom nag seenub lim toll ci fukki junni li lu aju nag ci seen contrat daanaka jeex la war a def ci weeru décembre bi ñu dëgmal waaye ki nga xam ne nag moom mooy seen njiit li mu xamle mooy dina fexe ba képp koo xam ni war nañ la caa mën a rangaas la ca loolu nag Birame Faye ma ngi koo xamle ca Fatick Aminata Goudiaby. directeur général agence d'assistance à la sécurité de proximité moom nag ci week-end bi ci Fatick doon na participer ci benn caravane boo xam ni dañ ko jagleeloon xeex coronavirus bi activité bi jeexee nag moom Birame Faye wane na ak rafet njortu jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di ASP yi nga xam ni seen contrat dafa war a jeex ci weeru décembre bii di ñëw gannaaw bañ leen dolli waatoon ñaari at ñoom ñii nag ñu ni mën naa am li des ci seen wàllu carrière dina baax ndaxte ñi ngi xalaat di ko jëmale ci wàllu woowu. comme ay ndaw lañ tollu seen liggéey jamono liggéeyal askan wi liggéey bu mucc ayib te kenn leen aussi njiitu réew mi ne nañu xalaat ngir seen ëllëg xalaat boobu ñu ngi koy def ci kër gi ñu ngi koy def ci kilifa gi di ñu ci jàppale muy suñ jëwriñu Aly Ngouille def nañ ko aussi woo ci kàngam yi seen xam-xam màcc dem ci wàllu kaaraange ak ci wàllu xëyu ndaw ji liggéey nañ ci bu baax a baax résultat travaux yi jox nañ ko kilifa yi waaye am nañ ci yaakaar seen xelit mun na dal. Birame Faye nag moom rafetlu na bu baax a baax liggéey bi nga xam ne moom la fukki junni ASP yooyu nekkee ci réew mi di liggéey ci structure étatique yi nee na sax wane nañ seen bopp bu baax a baax ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex coronavirus.
bi yëf yi dooree jàppale nañ way takk der yi ci liggéey bi ñu leen sas maanaam respecté couvre-feu bi bu baax jàppale nañu aussi nguur gi ci dund bi nga xam ne ñu ngi ko doon jëmale ci dëkk yi sécuriser convois yi sécuriser stock yi jàppale leen aussi ci bourse de sécurité familiale yi ñu doon joxe jàppale aussi maanaam waa service d'hygiène bu baax ay dëkk yu mel ni Tamba aussi bon jàppale nañ rajo yi nekk foofu ci comme ay relais communautaire ñu ngi ci sécurisation des lieux confinés. moom nag muy invité ASP yooyu ñu gën a góorgóorlu wane exemple bu baax te itam di continuer di aar askan wi Aminata Goudia bi Fatick RFM. buñ jógee ca Fatick dañuy daal di dem ca Thiès foofa moom coowal àll traité yi yëngu ci Dakar Bamako Ferroviaire muy DBF ñoom àll traité yooyu ñooy laaj ci seen i ndàmpaay te boobaak léegi mënuñu koo jot taxoon ba ñu amal toogandaay ñaxtu bu toll daanaka ci juróomi fan ca makkaanu seen kilifa foofa ca Thiès dañ fay fekki Cheikh Anta Diop. fii ci Thiès benn dëkk ñaari gaar way àll traité yi de ñu ngi leen fekk fii ci gaar bi ci hall bi ñu tëdd ci ay matelas ñii ci ay basang. ci basang yi ngeen fanaan nii. waaw dinañ koy jox ak bësëg. ñu ngi waxtaan seen biir. Tamba la ñu bàyyee ko. ñëw fii. barke Mouhamadou Thiakar Tamba laa la wax. ñoo xam ne kel suñu juwaalo. waaye ñoom nee nañ naqar la ñu am ndaxte juróomi fan a ngi nii ñu tëdd fii ci gaar bi. jamono yi dañoo galan raay bi du benn saxaar bu fiy jaar. li leen metti moom mooy ba ñu àllaa traité ba léegi joxuñu leen seen ndàmpaay. Amadou Djigi Diagne moom moo yor seen kàddu. dañu ñëw fii ñun retraité DBF yi nga xamee ni depuis 2018 dañu àll traité jotuñu sunu xaalis am nañ ay réunion yoo xamee ni am nañ ko ak ñi nga xamee ni ñoom ñooy ŋànk réew mi ki nga xamee ni moom mooy sunu ministre professeur Youm dañu waroon fay si délai wu ñaari weer donc boobu ba léegi loolu ñu xaatimoon dara kenn defu ko si. way àll traité yi nekkoon ci Dakar Bamako Ferroviaire mer lool nee nañ seen xeex bi de duñu ci dellu ginnaaw ndéem nag joxuñu leen li ñu yellool. matul juróomi téeméeri million dañoo tox suñuy kër fii nañu tam xarite te su doon tim dañ fiy toogaat ba tabaski at mii di ñëw su fekkee ni fay ñu bopp ba léegi fii nañuy toog. cheminots yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci Dakar Bamako Ferroviaire nee nañ saa su nekk ñi ngi ñëw fii ngir jàppale leen ñoom de ñi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi ak kilifa yi ñu taxawu leen ndaxte jamono yi nee nañ gisuñu kenn te sonn nañu. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. mbas mi tey ñu ci sant yàlla benn bakkan rotu ci niki démb te ñi nga xam ne ñoo amee jàngoro ji itam wàññeeku nañu bu baax a baax dañ ciy ànd ak jàngatu docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom-ñeent fukk test yi ñu jot a def juróom fukk ak juróom ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak ñeent cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji. am nañ ci ñett cas yu jóge bitim réew mooy cas importé te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-ñett cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fi ñu ko jëlee ñooñu nag nii la ñu tëddee ci gox yi may waaj a lim Kédougou am na ci juróom benn Dakar Plateau am ci ñett Mariste am ci ñaar Cité Kër Gorgui am ci benn Guédiawaye am benn Kër Massar am benn Ngor am benn Nioro am benn Patte d'Oie benn ak Touba benn juróom fukk ak benn ci malade yi ñu entré hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom benn ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb dibéer fanweer ci weeru août biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett ak juróom benn téeméer ak fukk ak benn cas positif ci positif yooyu juróom-ñeent junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar si hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ñu dikk wax ci bis bi ñu jagleel Afrique maanaam dendub Afrique bi wërngal këpp lu aju ci pajum cosaan mi loolu nag ñu koy amal niki tey jii muy journée bu médecine traditionnelle africaine loolu nag dafa yemoo ak jamonoy Covid 19 muy jamonoy mbas laaj bi nag di ñoom fajkati cosaan yooyu ndax mën nañoo dugal seen loxo ci lépp loo xam ne dafay indi paj mu leer ci li nga xam ne moo di mbas mi ñoom la ñu tontu mooy loolu moom lu mën a nekk la te am nañ ci cër boo xam ne buñ ko
doxalee du doon lu dul ngëneel Awa Mbaye lañ ci àndal ci leeral yi. ci Afrique fajum cosaan toogut di seetaan jëm ci wut traitement Covid-19 Alioune Aw jiite woon fi cellule médecine traditionnelle ci ministère de la santé gis ne fajum cosaan googu sax ci dëgg-dëgg ci waxtu wi am na ñaari place yu mu war a toogee benn bi ci paj gi la beneen bi ci fagaru bi. benn fànn bi mooy que nañ ne mbas bi fi nekk ni sonal na askan bi te bu ñu demee ci tubaab bi amaguñu garab du ñàkk du garab bu ñuy naan wala bu ñuy pikiw bon ñu yaakaar nañ ne gàncax gi ak li nga xam ne gis nañ ko ci gàncax gëstu yi nga xam ne war donc buñ ko ci defee yaakaar nañ ne garab yooyu danañ am luñ ci mën a andi kooku may benn ñaareel ba mooy que fajkatu aada ak cosaan yi boo demee ci gox-goxaat yi ñoom ku sa yaram sutante ci moom lay njëkk a xalaat nga daw seeti leen comme nag da ngay daw seeti leen donc ñun am nañ yaakaar ne li nga xam ne moom lañ soxla ci li ñuy wax les gestes barrières le respect des gestes barrières ñoom am nañ rôle buñ ci mën a jouer fajkatu aada ak cosaan bi da cee bokk comme ni ci ñeneen ñi bokkee. ñu tànn ko mu doon borom xam-xam ci OMS ngir lépp loo xamante ne moo jëm ci saytu lépp lu ruusee ci fajum cosaan ngir wut traitement coronavirus kii di professeur Daouda Ndiaye gis ne paj googu sax lu ci am solo la ci waxtu wi ñu toll jëm ci mbas mi waaye médecine traditionnelle am na yoon bu mu war a jaar dëgg-dëgg. boo ko comparé médecine moderne li ko doon xaw a différencier mooy bu dee bu médecine moderne mi la dafañ ko doon teg ci ay rapports scientifiques ci ay publications yoo xam ne mën nañu wan lépp mais fii très souvent c'était difficile ñu mën ko prouver et c'est pourquoi aujourd'hui comme Afrique jëm am nañ ñoo xam ne yaakaar nañ ne am na fi donc saytu ko xool produit yooyu ndax baax na ci nit ki dafay am solo surtout jamono ju ñu toll c'est pourquoi pour man ñu yaakaar ne donc dañuy encourager état yi comme ni ko ministère de santé yëpp di defee ministère de la santé yu bëri yoo gis tey ci Sénégal ci Afrique am nañu foo xam ne bànqaas la boo xam ne ci biir ministère bi faju cosaan lay toppatoo. ba réewum Madagascar fexe ba wut lii di Covid organique di garab goo xamante ne da koo jëlee ci pajum cosaan fii ci Sénégal nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci yëngu ñoom itam ne soobu nañ ci liggéey bi te am nañ ci yaakaar. ñu wax ci wàllu téléphone di ngeen koy dégg lu xeetoog MVNO ñi nga xam ne nag ñooy waa Promobile ak Orange war a siifee ni ki tey ji seenug déggoo ba téléphone boobu mën a jàppandi ci waa Promobile loolu nag dafay tax ñu def ci taxaw seetlu laaj ba xam dina doon njëriñu ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo wàllu téléphone am nañu ci seen xam-xam màcc jàpp nañu ne du doon ngëneel ci ñoom waaye ñi nga xam ne ñooy promoteurs yi daanaka lépp ci ñoom lay dellu dañ ci ànd ak Koumba Sandiane Faye. ëttub téléphone gën di yaa ci Sénégal yeneen opérateur bëgg a feelu ci géew gi ñu fi newoon bi la yoon ñu bëgg a yëngu ci virtuel loolee ñu duppee MVNO naka la di demee Ndiaga Gueye moo jiite association ñi yittewoo technologie de l'information ak communication di indi ay leeral. ndaxte boo seetloo am na benn boo xam ne depuis 2009 la existé Sénégal ñu tuddee ko Kirène kooku mooy MVNO boo xam ne mooy licence de marque boo xoolee aussi si atum 2011 Expresso indi woon na fi benn MVNO bu ñu tuddee woon Touba Mobile boobu sax ni mu yàggu fi mu disparaître donc lii ñuy war a waaj a dugalaat si marché bi du lu bees. mu mel ni leer na wante bu gën a tee leerit ci gën ana lu tax bàpp opérateur téléphonie taamu modèle virtuel boobee di MVNO Alexis Corentin. ni Promobile dafa am segment clientèle boo xam ne ñor na ko te opérateur bi moom dana sëggandiku ci kaw Promobile pour mu utal ko clientèle boobu mu yokk part de marché bi loolu mooy intérêt opérateur bi lan mooy intérêt MVNO bi maanaam moom day jaay loo xam ne moom liggéeyu ko maanaam opérateur jël infrastructure bi liggéey ci ba pare am ci marge donc su yokkale clientèle bi day gën a am moom itam lu mu ci dana yokk koom-koom boo xam ne moom ci bërëb dana ko am soo xoolee ñaari fànn yi nga xam ne ku nekk am na intérêt boo xam ne ci biir service yooyu. Ndiaga Gueye moom ci wàllam di xam ne dina jafe lool ci client yi abonné ci yooyee opérateur ñu am ab qualité de service bu gën a mucc ayib wala ab njëg bu gën a yomb. boo xoolee 2009 bi ñu fi indee Kirène boobu Orange da ko defoon pour contrer Expresso bi nga xam ne mi ngi door a dugg si marché bi te comme Expresso bi mu duggee si marché bi mi ngi doon def njëg gu yomb Orange aussi si la créé Kirène moom aussi di def njëg gu yomb mais bi nga xam ne Expresso arrêté na njëg gu yomb ga gis nga ne Kirène njëgam yombatul moog ñëpp a yemle donc dafa nekk ay opérateurs yoo xam ne tax ba qualité réseau bi gën a baax duñ tax ba njëg gi gën a wàññeeku duñu tax ba accessibilité gën a yokku. ci wàllu téléphone opérateur virtuel bii di Sirius Télécom ak markam bii di Promobile bëggoon dugg ci marché bi ci weeru janvier atum 2019 bootu ci Free boobee lëkkaloo mujjoon a laj tey ji mu wan ko ginnaaw fu seene bootu ci beneen opérateur di Sonatel Orange. RFM bitim réew. bitim réew Georges da ci job ma dellu nuyu la ñu fas yéene tàmbali xibaar yi ca Côte d'Ivoire ñi nga xam ne nag ñooy samp seen ndënd ni ki tey ji nag lañ koy yemale.
clôture ba ca minuit lay doon. bu mu ñu jotee ku ko defut doo ko mënatee def njiitu réew ma jamono ji président sortant ba di Alassane Ouattara Henri Konan Bédié Pascal Affi-N'Guessan ñoom déposé nañ ba noppi seeni dossier ci kanamu commission électorale indépendante ba Laurent Gbagbo ak Guillaume Soro moom dañ leen génne ci liste électorale yi kon nag amatuñ ay droit civique waratuñoo mën a doon candidat ndax ku bokkul ci liste électorale mënoo doon candidat waaye loolu teewul seeni candidature ñu ngi koy xaar tey gii nii foofu ca CIE ba ndax seeni avocat ak ñi leen di jàppale dañoo jàpp ne dogal googee ñu jël jaarul yoon te ab dogal bi nga xamante ne dañ ko mën a jàppee ni rek dogalu politique présidentielle bu Côte d'Ivoire moom fanweeri fan ak benn ci weeru octobre lay doon. dañuy dem ca Darfour foofu moom boom gu metti moo fa am ba ñu bari ñàkk ci seen bakkan. lu ëpp juróom-benn fukki nit ñoo ci ñàkk seen bakkan yeneen juróom-ñetti fukk jële ci ay gaañu ñoom nag ñi ci gën bëri ci communauté bi di Masalit la ñu bokkee mbootaayu xeet yi xam le ni lu toll ci juróomi téeméeri nit yor ay ngànnaay ñoo attaqué woon samedi gi ñu weesu diwaan googee ñu dutee Masteri soriantoog capitalu provincial El Guénéma lu toll ci juróom fukki kilomètre cong yooyu nag ay bés gi ñu weesu la ba léegi diggante ay sàmmkatu arab ak béykatu yi nga xamante ne duñu ay arab jëm ci naka la ñuy jëlee seeni suuf sa ca Soudan ba léegi gën kaa tuuti ñaar fukki béykat la ñu faat ca Darfour RFI mi jële xibaar boobee ci ab kilifa foofu ca dëkk ba ne mbir moomu mu ngi am ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet ba léegi ñoom nag ay nit yu yor ngànnaay ñoo leen faat fekk ni dañ doon dellu siwaat ci seeni tool ya gannaaw buñ leen dëdoo fukki at ak juróom mbir moomee nag mu ngi xewee ci dëkk bi ñu duppee Abudos juróom-ñeent fukki kilomètre moo dox diggam ak sudug Niala di capitale bu Darfour du Sud. ca Soudan la ñuy daal di des Georges Déthié Diop ak gouvernement bi am na xaatimu déggoo gu mu signé ak ay mouvement foofu. xaatim googee ñu ngi ko def tey ci suba ca Juba di capitale bu Soudan du Sud xaatim boogee nag wala déggoo googu ñëpp njàpp nañ ni mën na tax ba guerre ga fa amoon fukki at ak juróom-ñaari at a ngi xeex googee jeex ndax ñi ca lorule ci ay doomu aadama ñàkk ci seeni bakkan ca Soudan du Sud rek ca Soudan wala bokk. ëpp nañ ñetti téeméeri nit te ñaari million ak juróomi téeméeri nit ñoom dañoo demoon sax ba daw làqu ji. ca Liban am nañu premier ministre bu bees. njiitu réew ma Michel Aoun dafa tabb diplomate bi di Moustapha Adib ñu ngi ko tabb gannaaw bi ñu defee ay consultation parlementaire wala bokk waxtaan ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci assemblée nationale ba moom nag moo ca ëpp ay poñ Moustapha Adib ba jamono ji moo nekkoon ambassadeur bu Liban ca Allemagne mu wutu fa nag Assane Diab mi nga xamante ne dafa démissionné fukki fan ci weeru août gi ñu nekk nii gannaaw kalaate googee nga xamante ne moo amoon ca Beyrouth ba lu ëpp téeméer ak juróom-ñetti fukki nit ak juróom-ñett ñàkk ci seen bakkan dëkk ba ci boppam sax am lu bëri li nga xamante ne moo fa yàqu jamono joojee nag njiitu réew mu France di Emmanuel Macron mu ngi koy xaar tey ci ngoon ca Beyrouth. Georges ñu ngi lay gërëm bu baax di xaarandi Malal Junior Diagne ci xibaari tàggat yaram yi la ñuy daal di dikk dal lu aju ci xibaari tàggat yaram yi Malal gannaaw bi ñu la nuyoo. dañuy wax nag ci combat bu Balla Gaye ak Gris Bordeaux bi ñu waroon amal te mu mel ni coow am na ci. coow da ci am ndax Gris Bordeaux dafa xëy ci journal yi ñu bindal ko ñi dafa wax ni dootul bëreeti bii les combats ndax daal am na lu ko ca naqari ba ñu ko jibale nag yooyu kàddu promoteur ba ko doon tëgg di Gaston Mbengue nee daal ba mu déggee xibaar bi sant yàlla def la muy xaar mooy laata tàkkusaan kii di Gris Bordeaux indil ko xaalisam waaye itam nee na ñi nekk ci biir làmb ji ne ci suuf di yàq ak def ay ruube noonu bàyyi ndax loola bokkut ci defar làmb Gaston Mbengue jokkoon ak ñun ci suba. ci benn journal la ko génne ci journal yi ñu bari ci Sénégal yàqkat yi nag dañoo bari surtout au niveau de la presse daf ci am ay certains groupes yoo xam ne ay yàq dafa ne ni ñoom rek ñoo war a dund lu baax ñoom rek ko fi war a def or que àddina bi du noonu mën ngeen a gérer presse docteur bi mën naa gérer santé enseignant bi mën naa gérer enseignement mais lamb ji moom kenn dunu mu ko mën a gérer faut que ça soit clair ku bëgg a dimbali président Macky Sall du ci lamb ji nga koy jaaree wala ci leneen nga koy jaaree da nga koy jaaree ci sa biir presse su fekkee sa biir groupe su fekkee da nga am groupe de presse mais du lu bon lu ne lu ñuy wax Macky Sall foofu lay jëkk a génne ba pare taxaw ba koo nax wala ba koo léer wala ba ko xaalis su ko wax ay dégg nga moom lamb ji moo mën a dévier nit ñi te
tel mais c'est vrai lamb ja mën na dévier nit ñi effectivement mën na dévier nit ñi mais ku ne nan la bàyyi ak li nga moom man Macky Sall li ma koy defal je le supporte et je l'assume dama ko assumer loolu mais moyen rien du tout la moom dara ba dëkk xam la li ma wax moyen rien du tout parce que li muy defal dëkk bi man sama participation mooy ma jàppale ko te dama koy jàppale et que gratuitement parce que li muy def man mi waroon naa ko mën a def defuma ko mënuma ko waroon naa ko def mënuma ko defuma ko li ma ko mën a jàppale mooy ma jàppale ko ci liggéeyam et tout ça mais nag nan bàyyi di taxaw di lu nit di bëgg a def ci àddina rek nga bàyyi la nga doon def yow bëgg a dugg ci li nit ñi def lépp mais ku bëgg a lekk lépp sax da ngay fot c'est pas bien il faut que ñu élégant man plan moom ni ngeen amee plan pour di monter seen yëf ak seen i journal ak seen i nangal noonu laa amee plan ci la plan bu ne am naa ko mais nag jaral lu may rey sama bopp man kay fi mu ne li ma yàkkamti mooy sama 10 millions yooyu bi ma yeewoon dégg ko damaa jóg julli ñaari rakk sant yàlla sama 10 millions yooyu laa bëgg mu delloo ko ba pare plan bi moom après da ngeen xam dara. Malal ñu wax ci wàllu football Edouard Mendy moom nag Chelsea la jëm njort nañ ko entraîneur bu US Gorée moom mi ngi rafetlu loolu. Sidat Sarr moom entraîneur la ci kuy tàggat déjà ay góol ndax nekkoon na loola nee na foofa baax na ci Edouard Mendy ndax du bëri dina ko fa mën a jàngee jokkoo nañu ak moom tey ci suba. waaw parce que pour man Angleterre pour man su ma moo bokk na ci championnat yi gën a kawe ci monde bi donc soo ko tànkale moom ak Espagne ngay tëkkale am joueur nag. ñoom ñu am xel ci ñoom ba di ko contacter pour jël ko je pense que loolu mënuñoon am Edouard mënul am lu gën loolu te foofu soo demee foofu di ngay jaamaarloog ay ñoo xam ne vraiment xarañ nañ trop te loolu daf koy dimbali d'abord day dimbali Sénégal ci moom parce que dañu am góol boo xam ni mi ngi dem di jouer championnat yu mag yi en plus moom pour sa progression aussi daf koy yokk parce que pour man joueurs yi ëpp ci monde bi foofu la ñuy évoluer muy championnat Angleterre. ñu daal di jeexal ak wàllu NBA yi dégg ci guddi gi amoon na ay jongante yu ci amoon foofa ngir yeggali seen play-off yi Sore Thiam moo koy ndax. ñi nga xam ne ñoom ñoo jëloon na NBA bi ni ki daaw di waa Toronto Raptors ñoom nag ci seen demi-finale gi jaaxaluñu benn yoon Boston Celtics bu Tacko Fall mi nga xamante ni nag moom moo daal di gagné poñ bu njëkk bi ñeel demi-finale conférence est bi ci fàttali sax Boston bu Tacko Fall boobee mooy équipe bi nga xamante ni moom képp moom moo daan Toronto ci Bulle d'Orlando ba ci geneen wet ga Milwaukee Bucks moom tamit tàmbaliwaat na ak ndam gannaaw ba mu daanee Orlando ca noonee nag moom la daal di gagné série bi ba dem ca demi-finale yi nga xamante ni Miami Heat la ci war a am ci côté ouest Los Angeles Lakers ñoom tamit dañu daal di éliminer Portland Trail Blazers daal di jàll ci demi-finale yi nga xamante ni sax kan nar a gagné série bi dox ci diggante Houston Rockets ak Oklahoma City la ci war a am ci foofee sax ñu gis ni Houston Rockets nag moom jëlaat na avantage bi ci kaw Oklahoma City ne jamono ji mënee na ko ñetti ndam ci ñaar gannaaw ba mu ko daanee daan gu yaa 114-80 ak James Harden mi nga xamante ni dugal na ci fanweeri poñ ak benn Los Angeles Clippers moom tamit nga xamante ni boole nañ ko ci favori moom it dafa daal di daan Dallas Mavericks 111-97 ci noonee moom it la daal di gàddoo série ba ñeenti victoire ci ñaar ci demi-finale nag ñoom waa Los Angeles Clippers dañ ci dajeek ka nar a gagné diggante Denver ak Utah Jazz série boobee nga xamante ni nag jamono jii ku ci nekk am na ñetti ndam looloo tax nag ñu war a jàll ci juróom-ñaareelu jongante ci fàttali nag fukki équipe ak benn képp ñoom ñoo mës a gagné série gannaaw bañ leen mënee ñetti ndam ci benn te fi mu nekk nii nag waa Denver Nuggets bëgg nañoo doon fukk ak ñaareelu équipe bi nga xamante ni moo ko nar a réussir. Tarkalla Papa Ngagne. Malal ñu ngi lay jaajëfal. yow da ngay xel di seetaan ay daw course vélo. léeg-léeg ma seetaan ko. kon baax na tubaarkalla. jërëjëf. merci Malal. xibaar yi ci RFM. jërëjëf Malal Junior Diagne ci xibaar yi tàggat yaram mi la woon ñu dikk dal ci xibaar yi mbas mi muy ak Coronews fas yéene ci ànd ak Barthélémy Ngom. tey jii yemook fanweeri fan ak benn ci weeru août feebar bi di mbas mi laal na lu ëpp 25 million ci ay doomu aadama ci àdduna si ba noppi faat lu ëpp juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeenti junni ci ay doomu aadama. États-Unis nag ba tey mooy réew bi nga xamante ni moo ci gën a sonn foofu sax kaa yi dañuy gën a yokku. diggante démb ak tey lim nañu lu ëpp fanweer ak juróomi junniy cas ci altine gi réew ma nga ca la ëpp million ci ay cas ba noppi ña ca dee ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ñaari junni yu toftal ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom mbas mi mu ngi wéy di sonnal waa États-Unis fekk nag ñi nga xamante ni ñoo di ay alliés mel ni ñu ngi génn ci feebar bi di coronavirus. Brésil moom bilan bi ma ngay wéy di gën a métti
diggante démb ak tey lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ci xayma lu toll ci téeméer ak ñaar fukki junni luy toftal ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci ñetti millions yi cas yi nga xamante ni am nañu ko. Mexique moom mooy ñetteelu réew bi ci Afrique bi nga xamante ni moo gën a loru ci feebar bi di mbas mi foofu lu ëpp juróom-benn fukk ak juróom-ñetti junniy doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan. Mexique romb na Espagne, France, Italie ak Royaume-Uni. bu dee ca France nag feebar bi dafa mel ni daf fay gën a law lu ëpp juróomi junniy cas am nañ ko diggante démb ak tey. foofee ca France lu ëpp fanweeri junniy doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ndax feebar bi di mbas mi. ca Italie moom Sardaigne moo gën a sonn ci feebar bi. ci altine gi Italie enregistré na lu toll ci 268 218 cas fanweer ak juróomi junni yu toftal ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi nit ak juróom-ñaari nit ñoo fa ñàkk seen bakkan. Royaume-Uni nag romb na 40 000 morts ci ñetti téeméeri junniy cas yi nga xamante ni lim nañu ko. Espagne naka noonu it fanweeri junniy nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci juróomi téeméeri junniy cas yi nga xamante ni am nañu ko. ca Pérou moom situation baa ngi fay gën a doy waar. lu ëpp fanweeri junniy doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari junniy kaa yi nga xamante ni am nañu ko. bu dee ca Chine fi nga xamante ni fa la feebar bi bàyyeekoo foofu nag ñu ngi am ay contamination yu bees boo jëlee ti altine gii Chine daal dina lim lu toll ci 85 000 cas ñeenti junniy doomu aadama yu toftal juróom benn téeméer ak fanweer ak ñeenti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan. ca Belgique it naka noonu ñu ngi fay nemmeeku ne kaa yaa ngi fay yokku. foofu lu ëpp fukki junniy doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ci juróom-ñett fukk ak juróomi junniy kaa yi nga xamante ni lim nañu ko. ba tey ca Japon kaa yaa nga fay yokku. Japon sax romb na junniy nit yu ñàkk seen bakkan ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaari junniy kaa yi yu ñu fa lim. ca Allemagne ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junni yu toftal téeméer ak ñetti kaa moom la ñu fa recensé lu ëpp juróom-ñeenti junniy doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan. bu dee ca Inde moom bilan ba dafay wéy di jaaxal autorité ya lu ëpp juróom-benn fukk ak ñeenti junniy nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci lu ëpp ñetti millions doomu aadama yi nga xamante ni ñoom la fa feebar bi tëral. Portugal it naka noonu romb na junniy nit yu ñàkk seen bakkan ci juróom fukk ak juróom-ñaari junniy kaa yi nga xamante ni recensé nañu ko. Russie daal dina lim lu ëpp fukk ak juróom-ñaari junniy nit yu ñàkk seen bakkan daanaka sax Russie lu ko teree yegg ci millions yi kaa bareetul. fii ci Afrique it naka noonu feebar bi di wéy di law waaye nag donte sax am na ay réew yoo xamante ni ñu ngi nemmeeku wàññite ci kaayu bees yi. Afrique du Sud mooy réew bi gën a sonn ci continent bi ci juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junniy kaa yi nga xamante ni am nañu ko am na lu ëpp fukk ak ñeenti junniy nit yu fa ñàkk seen bakkan. Égypte naka noonu it romb na baaru 5000 morts ci téeméeri junniy kaa yi ñu lim. Algérie naka noonu it romb na baaru junniy nit yu ñàkk seen bakkan ci ñeent fukk ak ñeenti junniy kaa yi ñu lim. fii ci Sénégal nag diggante démb ak tey nemmeeku nañu wàññite ci point du jour lundi bi juróom fukk ak juróomi cas positif la ñu am ci junni cas yi nga xamante ni def nañu ko. tey jii Sénégal mu ngi ci fukk ak ñetti junni yu toftal juróom benn téeméer ak fukk ak benn ci ay cas fii ci Sénégal ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti nit ñoo fi ñàkk seen bakkan fii la ñuy yem ci Coronews. Savon Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi El Hadji Assane Gueye lañ ci àndal. wàllu jëflanteelu observateur xëye tey diggante Sénégal ak France wala Macky ak Macron di ñaari njiiti réew yooyee yéenekaay bi ñëwaat ci tuuma yi ko topp nag boobaak léegi moom président Sall ci ne dafa jébbalu daanaka ci ñoom waa France ba su yëkkatee jéego jëm fa ñenn ñi ne daa wuy jib convocation ngan gi ci mujj observateur ne mucc ca di ngan ca France bu président doon fa teewee ndaje mu suqaliku entreprise yu France yi tax a jóg añandoor fa it ak naatangoom Emmanuel Macron yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne sénégalais yi amoon nañu nag yaakaar ba mu faloo ne dina dog wala mu fexe ko dog bu mu jaam gi suñu digg ak tugal waaye daanaka na woon foo woon donte léeg-léeg rek mu wane jéngu ci doxalinu yenn ci entreprise yu France yi fii waaye ba tey ñu ne buum gi dogagul observateur ne ana nag lu ko waral ndax du réalité d'état di bëgg ko waaye ñàkk mën def Momar Diong journaliste di jàngatkat ci observateur ba tey ne doxalin wi du lu ko bett ndax France mësunu baal Abdoulaye Wade doxalin woowoon ñu ne rawatina wàllu taxe yi mu tegoon ci appel yu Orange yi di appel yi daa bawoo bitim réew dugg fii Sénégal ak it tëju base armée bu France bi fii waraloon sax ñu ne ci wotey
2012 bi ñu ne soreetul Sénat bu France dalal candidat bi di Macky Sall di lu wane kon ne France tànnoon na mbërëm kon Momar Diong ne du faiblesse bi mu la gis ci doxalinu président Macky Sall waaye xëy na kuy fexe fay naar ba xoromam Momar Thiam moom di enseignant chercheur ci wàllu marketing politique ne gisul président bu faible waaye président bu nu faiblal ak i ancien collaborateur yu koy song naka noonu collaborateur yu ne patt mel ni ñu ci ànd ci suuf ci cong yooyee ndax mu ne ci njëlbeenu nguuram sax moom président Sall amoon na ñu ko daa défendre ñu mel ni Abdoulatif Coulibaly Souleymane Jules Diop wala yenn ci ndawi parti bi waaye ba sànq furaas daal di xideen rax ci dolli Momar Thiam ne France nag mi nuy wax bu nu fàtte ni mooy premier partenaire u cosaan ak Sénégal ci wàllu koom-koom Ali Fari Ndiaye consultant ci wàllu relation internationale moom it ne réalisme la gis ci doxalinu président Macky Sall maanaam xam naam li nga bëgg waaye ràññee li mën a ne ca wooweew doxalin mu ne mooy bi gën a wóor ndax risque ya xii ni mii ni ya bari wu ca naata ngoom Alpha Wali Diallo it ba tey observateur ne président intérêt Sénégal lay gérer du mën a doxale rek idéologie wala xaac yu amul mucc yéene kaay bi di l'info moom relation ba mu kañ mooy bu sud misaal gi mu ci joxe fii ci Sénégal di kër gi di ICS industrie chimique bu Sénégal ci loxoy groupe Indonésie bi di Indorama ndax tey mu ne mooy kër gi njëkk bi defar wàllu engrais phosphaté ci Afrique suufu Sahara bi ñetteelu kër gi ci Afrique ci boppam enquête yéene kaay moom xëye waa Turquie yi tiital waa Bargny mu ne ak seen kër gi di Toshali di kër gu yëngu ci wàllu sidérurgie askanu baax ñi ragal ñu jële leen ci seeni suuf mairie ba bu baax ñi ci enquête yéene kaay ba tey di leeral ne du moom mooy ki joxe suuf si waaye état bi ci laa sit waa Tivaouane Peulh ak seen tiitànge lu ëpp ñaari téeméeri njaboot yuñ fa bëgg a tuxale ci ñu ne directeur général Sénico nas lu ni mel moom sëñ Abdoulaye Dia di leeral ne maître Abdoulaye Wade ki ko jaayoon terrain bi jamono waa Tivaouane Peulh ne lu mu ko jaral rek jaral leen ko ngir sàmm seen dëkkuwaay yooyee la tribune xëyee politique ak kilifa gi war a doon njiital opposition bu Sénégal yéeni kaay bi ni Idrissa Seck la ñi ëpp ci opposition bi tànn dale ko ci Alaaji Malick Gakou Papa Diop Madické Niang Issa Sall ba ci Hadjibou Soumaré Khalifa Ababacar Sall na ko noonu donte Ousmane Sonko moom ka mu gis mooy Abdoulaye Wade Moussa Tine njiital ADP ci yéeni kaay bi di Vox Populi mooy gan nga tey la mu gis mooy Macky Sall dafa war a bàyyi politikantu gi ca wàccoog diggéem nga fi woon ak waat nga ni du yowtu troisième mandat ndax mu ne mbiri troisième mandat dafa faf bloqué réew mi jamono yi néewal sax doole président de la République élection locale 28 mars 2020 yéene kaay bi Sud Quotidien la mu njort mooy ak tuxal geneen ñetteel bi yoon ci yéene kaay bi Babacar Fall bu Gradec di leeral nag ne kenn mënta bëgg nag mbir ak safaan wa Le Quotidien diggante Macky Sall ak waa UMS la xëyee di mbootaayu magistrat Sénégal yéene kaay bi ne président téye na ndimbalam daa yónnee mbootaay gi maanaam ñeen fukki millions ya artistes yi ñoom bataaxal bu tëjuwul lañu ko yónnee moom jiitu réew mi ci seen nekkin ak jafe-jafe ak mbas mi ñu nekkee boobaak léegi jàng nañ ci yéene kaay bi di Les Échos ne ñenn ci artistes yi sax bu nu tàllalul loxo yi du nu dépense su mbas moomee nag ak xeex beeg kër docteur ak njàmbaar gi nu ci boole libération xëye ko junneeg juróom fukk ak juróomi nit ñu wér ci ay bés dong donte juróom-ñaari téeméer ak juróom benn ñu am jàngoro bees ji xayma nanu ko ci ay bés genn gi ak it fukk ak juróom-ñett yu faatu ci Les Échos ak mbas meeg màggal gi nu dëgmal nag ab groupe chercheur di aji gëstukat dafa rapport yégge ko ku tedd gi xalif général ku lu murit ak ñu ne comité d'organisation màggal gi ci ni màggal googee mën a doon luy gën a yokk lawuk jàngoroy coronavirus ci Sénégal yéene kaay bi ne ci rapport bi bokk na ci la ñu gis nepp xalaat sàkku ci taalibe yi ku ne fa nga ne nga màggale fa ca bu boobaa ñu ne dina dëppook taarix ci niñ daa màggalee démb docteur Soxna bokk ci ñi mool rapport bi leeral nag ba tey ci yéene kaay bi ne dogal bi coggalu guy gi kilifa yoon wi ak comité d'organisation bi rek nag ñooy ñi ko yor du keneen wàllu lamb Gris Bordeaux génn na ci combat ak Balla Gaye 2 wala mu ne bu koy sëgg mu ne du doon Gaston Mbengue ne promoteur di lu nu jàng ci observateur nee na sax fa fukki millions yi Gaston Mbengue yi mu jotoon encaissé dina ko delloo. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf El Hadj Assane Gueye moom lañ doon àndal ci yéenekaay yi ñu dikk nag daal ci point de vue muy gis-gis ak suñu ay gan Malick Thiandoum la moom chroniqueur sportif la ci E-Média la nag dinañ ci ànd ak Abdoulaye Dembélé ci suñu lamb moom tam taskatu xibaar la ponk bi ñu war a waxtaane nag moom mooy ëllëgu lamb ji ndax ñi ngi wax ni kii di Alioune Sarr docteur Alioune Sarr dafa war a tekki ndombol tànkam dem bàyyi CNG loolu nag la ñu fës yéene waxtaane ñu nuyu suñu gan yi njëkk Alaaji Malick ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs RFM yëpp. ñu ngi nuyu Abdoulaye Dembélé.
di leen nuyu di nuyu auditeur RFM. jërëjëf ñu tàmbalee waxtaan bi ak El Hadj Malick Thiandoum El Hadj Malick mën nañu wax ni kon làmb daanaka ak coow ñoo ànd ndax lu jiitu départu Alioune Sarr coow li amoon na ci ay at sax mën nañ ko wax ñu ngi koy junj naan weer a ci des coow amaat na ci loolu ndax lu jig làmb la ak ndax yaakaar nga lu mën a am solo la ci ëllëgu CNG bi. waaw wax nga ko ci njëlbeen làmb moom ak coow ñoom ñoo ànd mais d'abord balaa ñuy wax dara ñu xamle ni kenn déggagul ministre bi wax ne Alioune Sarr daf fi jóge Alioune Sarr ci boppam yi tamit kenn déggagul mu wax ni moom ci boppam daf fi jóge donc pour muy leer mais mandaam dina jeex ñu bari njort nañ ni bu jeexee dina delloo lenge yi mais lu ci munti am mooy d'abord moom dañ koy delloo njukkal ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko ci ñaar fukki at ak juróom-benn yi nga xam ne nekk na ko ci boppu CNG moom ak ñi mu àndal parce que làmb fa mu nekkoon ak fi mu nekk tey je pense que am na jéego yu bëri yu nga xamante ni moom Alioune Sarr ak i ñoñom def nañ ko ci te loolu kenn mënu ko weddi kenn mënu ko jël sànni ci mbalit mi beneen bi ci des aussi mooy bu fekkee ni Alioune Sarr dafa war a dem ki nga xam ni moo ko war a wuutu jort naa ni li nga xam ni moom la njëkk a def war a njëkk a def mooy d'abord fexe ba woroo bi am ci milieu làmb mu daal di koy dindi ndax kon umpalewul ni jamono ji arbitre yi ñi ngi ci ay jafe-jafe ak CNG kenn umpalewul ni les lutteurs en activité ñoom tam dañu nekk à couteau tiré ak CNG ñenn ci promoteurs yi d'accorduñ ci doxalinu CNG donc loolu yëpp kuy jiite da nga war a dajale famille bi d'abord ba nga xam ni juboo am na li ñu tuddee tension ñu teg ko ci suuf ba juboo ci l'essentiel loolu mooy li njëkk beneen bi ci des aussi moo di ni kii ñëw am na lu mu fi fekk li mu fi fekk am na lu ca baax la ca baax da koy jël muy les acquis la nga xam ne nag tey jii am na ci ay rëq-rëq te ñu waxtaane woon ko ci assises yi nga xam ne ministre bi waxtaane woon na ko indi woon na ko njabootu làmb yépp daje ñu defar ay commission càmbar làmb ji am ay proposition yu ca tukkee proposition yooyu tey mi ngi ci tiroir yi moom ngay génne rek nettoyer ko pour mën a doxal d'accord Abdoulaye dégg nga li nga xam ni moom la Malick wax waaye yéen itam ay taskatu xibaar ngeen da ngeen di bind lu bari lu jëm ci départ Alioune Sarr nee na Alioune Sarr waxu ko ministère bi tam waxu ko waaye yaakaar naa ni ñoom ñëpp bu fekkonte ni nekkul ci ñoom dinañ ko mën a weddi lan nga ci mën a wax ci départ annoncé boobu bu Alioune Sarr. waaw effectivement am nga journaliste parfois dina am ay information yi nga xamante ni officielagul su ko déggee te mu wóor ko ni li mu am lu béton la da koy génnee parce que autorité tamit dafay xaar moment bi nga xamante ni moom moo gën a propice pour joxe décision bi mu war a joxe tey boo laajee Matar Ba sur le départ de Alioune Sarr lu muy tontu moom mooy que médecin la jamono bu ñu toll ni urgence bi moom mooy feebar bi ci loolu lay yëngu nañu xaar ba le 31 octobre nga xamante ni moom mooy fin de mandat pour xam ndax dina dem ou pas mais ay sources yu wóor la Alioune Sarr si boppam si li ñu dëgg depuis daaw la bëggoon dem mais autorité bi moo ko ne na nga xaaraat léegi fu mu toll ni départ am si ay sources yu leer moom si boppam doy bëgg na dem parce que am na li nga xamante ni def na ko il faut ñu reconnaître ko mais xam nga nit tamit di nga dem benn niveau li nga jot a xam si xam-xam li nga jot a xam si ay initiative si ay renouvellement soo ko defee di nga dem ba da ngay atteindre un seuil d'incompétence je pense que foofu lañ toll loolu tax ak lu làmb boo xoolee ñu bëri ñu ngi kaas ñu bëri départ ñemewuñu woon di wax yenn yi mais bu ñu demee ba am sañ-sañ c'est parce que xam nañu day dem waay waaw d'accord El Hadj Malick ku ne xam na ni mbiru CNG kuy wutu Alioune Sarr du nekkul loo xam ni élection la du dañuy le ministre moom mooy tànn rek tànn ko tànn bureau bi tànn ñëpp ndax loolu dina yomb ci ni ñu déggee ñi nga xam ni bëgg nañu jiite CNG ci ministre bi mën ci am kan lay tànn ak tànneef googu yow ban profil nga koy jox. voilà loolu moom lu am solo la parce que bu ñu fàtte ni Alioune Sarr docteur la ñi nga xam ni aussi ñoom ñoo nekk ci wetam am na ci ay professeur am na ci ay colonel de douane am na ci ay nit ñu nga xam ne tey jii c'est des
hauts diplômés. Donc ba ci arbitre sax ñi nga xam ne ñoo fa nekk am na ci ñu nga xam ne bac+6 lañu. Donc ça veut dire que tey jii kuy diriger CNG tamit il faut nga am lu ñuy tuddee benn bagage intellectuel. Il faut nga am vision il faut nga mën a élaborer une politique. te loolu je pense que am na niveau bu nga xam ne bu fa sa jàng eggul du looy mën. donc ce n'est pas parce que ci milieu làmb nga nekk promoteur nga ci milieu làmb nga nekk mbër nga woon ci milieu làmb nga nekk. làmb dafa yemul Sénégal rek. voilà làmb dafa génn bitim réew. donc da nga am ay nit yoo war a jàkkaar lool. donc loolu aussi li nga wax donc tey jii dafa am au niveau africain am na structure bu fa nekk. au niveau mondial am na structure yu fa nekk yu nga xam ne dañuy jëflante ak fédération yi. te ka nga xam ne moo fay teew am na bagage intellectuel bu nga xam ne war na ko am na leadership bu nga xam ne war na ko incarner moo tax le profil du futur président il faut ñu définir ko mu teel a leer ba nga xam ne pëccëxoo bi du am parce que du n'importe qui moom moo mën a diriger fédération li ma wax sànq rek moo di ni bu fekkoon ni rek ku football ba bàyyi mën nga doon président fédération kon tey jii dañuy jëli El Hadj Diouf rek parce que toj na fu nekk na double ballon d'or ñu jox ko fédération football. d'accord ci profil bi laay ñëw ak Abdoulaye Dembélé lan nga ciy xaar par exemple ban nit nga xalaat ni war na ko mën a incarner gannaaw Alioune Sarr bu fekkente ni demam lu nekk la. d'abord pour wax ne profil bi ministère des sports moom moo koy xool mu définir ko après mu xool en fonction des personnalités yi nga xamante ni ciblé na leen pour ñu mën a diriger la lutte mu tànn leen. mais jaadu na tamit ñun ñu nekk ci làmb ñu wax suñuy position par rapport ak li nga xamante ni moom moo war a doon le profil parce que boo xoolee depuis quelques années li ñuy reprocher globalement à Alioune Sarr moom mooy c'est un président yi nga xamante ni problème d'écoute dafa am il n'est pas un homme de consensus Alioune Sarr lu mu gëm mu nekk conviction dafay jàpp ni loolu la war a appliquer alors que boo nekkee dans un milieu quel que soit li nga xamante ni moom mooy sa conviction da nga ko war a mettre sur table nga waxtaan ci ñi nga xamante ni ñoom ngay jiite quitte à ce que nga fexee ba convaincre leen ci li nga xamante ni moom mooy sa gëm-gëm. loolu am na ci solo effectivement il faut que fii nekk président mu doon une personnalité d'envergure intellectuelle parce que effectivement milieu de la lutte il faut nga am benn bagage intellectuel pour nga mën a assumer sa management loolu tamit mun na nekk profil nga nekk charisme nga am quelqu'un ki nga xamante ni vraiment am nga personnalité ak lu làmb bëgg nañ la bëgg nga làmb ba pare bëgg nga làmb changé jëm kanam xam nga nit tamit mun na am benn envergure intellectuelle mu bañ a bëgg làmb te yoonam du nekk ci làmb waaw te yoonam du nekk ci làmb un pratiquant qui a un bon profil s'il est bien entouré dans le bureau je pense que il pourrait réussir parce que foofu lan la ciy soxla moom mooy nga am ses idées nga am benn équipe intellectuelle bi nga xamante ni moom mooy traduire en acte li nga xamante ni moom mooy sa gëm-gëm moom d'accord Abdoulaye daa ñëwaat ci yow xam naa ni damay dem ci Alaaji Malick am na lu mu junj sax ci biir waxam ndax bu fekkente ni coppite ci bopp bi dafay am est-ce que coppite ci CNG bi warul am ñu dem nag ci fédération comme yeneen fédération yi ci wàllu tàggat yaram waaw xam nga loolu dafa bokk ci li nga xam ni tey le ministre des sports Matar Ba bokk na ci lettre bi nga xam ni maanaam politique am ni mu ko nar a doxale loolu bokkoon na ci maanaam ñi fi nekk structure d'exception yëpp ñu muté leen ñu dem ci fédération mais tey bi ma xoolee gis naa ni sur 180 pays yi nga xam ni bokk nañ ci fédération internationale de lutte ñaari réew rek ñoom ñoo ci amul fédération mooy Sénégal ak Niger ci Afrique donc kon mu nekk lu nga xamante ni nii tey war nañ ko càmbar war nañ ko saafara parce que structure d'exception def fi ñaar fukki at ak juróom benn loolu c'est vraiment exceptionnel parce que te fédération bi dina régler loolu yëpp quand même waaw fédération war na mën a régler loolu parce que structure d'exception dafa am durée de vie 3 ans la war a doon maximum ñu changer ko même bu fekkee ni tey jii dañu muter affaire bi jëm ci fédération wala mu nekkat structure d'exception il faut que mandat yi mu nekk mandat yi nga xam ne dañ koy limiter aussi tout à fait alors Abdoulaye lan nga xalaat ci wàllu fédération boobu fédération déjà acteur lamb yi wala yenn acteur du sport sénégalais ñoo gëm la ni lamb mënul jëm ci fédération loolu moo nekk le premier blocage pour man même la Gambie nga xamante ne moom moo nekk à côté suñu voisin la Gambie qui copie sur la lutte sénégalaise fédération la ñu yore donc pour man
le premier CNG seen premier bilan bi lan la woon c'était pour que ngeen poser les bases d'aller vers une fédération. Depuis 26 ans on n'a pas pu aller dans ça. Lan moo ko waral pourquoi on ne veut pas aller vers une fédération alors que par le passé il y a eu des fédérations. Donc jàpp naa ni nañ ko jéem parce que buñ ko jéemee dinañ ci mën a dem. Il y a rien d'impossible dans la vie. Maintenant sama position personnelle mooy que pour le moment pareeguñu pour dem vers une fédération. Il faut poser des bases pour y aller. Donc loolu nañ ci jëm carrément ñu xool bu fekkente ni jëmaat nañ ci bu fekkente ni gis nañ ñu doxatul peut-être ñu revenir à une pure déception. Mais loolu moom mooy que li ñu jëm dañ koy def ba pare après là le problème beaucoup de problèmes ne se poseraient plus. Merci Abdoulaye maa ngi lay gërëm bu baax Alaaji Malick bu fekkee am nga kàddu boo ci sànni rek ñu mën a tàggoo s'il vous plaît. waaw ñu bañ a réere mbir rek mission CNG man loolu rek laa ci def mooy mu fexe ba forme lutte yëpp ñu jëm ko développer. Mais tey booy déglu Sénégal dafa mel ni waaw lutte avec frappe rek la ñuy wax à la limite lutte traditionnelle bi waaw duñ ci wax lu bëri c'est important waaw loolu c'est important alors que dafa am yeneen te loolu sax moo tax ñuy wax vraiment suñu cosaan ci lamb voilà loolu moo tax ñuy wax leneen li business la wax dëgg yàlla voilà mi ngi noonu donc tey jii lay la yoon mais business la voilà tey jii war nañu egg ci développer lamb ba nga xamante ni nii dina gën a attractif. tout à fait tey tamit sur le plan international dafa am yeneen forme de lutte yu nga xam ni ñoom ñoo ñu fa war a mën a yóbbu. loolu aussi c'est important. voilà parce que lutte bi nga xam ni moom la ñuy pratiquer fii rek la am mooy bëre dóor bi fii la yem maintenant lutte gréco-romaine am na fi lutte olympique am na fi lutte traditionnelle africaine mi ngi fi donc il faut que forme de lutte yooyu ñu valoriser ko équipe nationale aussi il faut que ñu valoriser ko parce que ñi nga xam ni ñoo li tax mbër yi bëgguñu fa dem mooy fay dem doo fa jëlee dara bu dee ay médaille nga fay am médaille rek ngay yem toppatoo bi ñu la war a toppatoo ak reconnaissance bi nation bi war a am ci yow du ko am équipe nationale football dafa am ay prime équipe nationale basket day fa am ay prime mais tey jii benn mbër bëggul dem équipe nationale parce que amul dara lu la fay attiré donc loolu tamit war nañ ci liggéeyaat bu baax a baax. jërëjëf Alaaji Malick Thiandoum ñu gërëm ko bu baax di gërëm Abdoulaye bi nga xam ni itam moom la ñu àndaloon Abdoulaye Dembélé bu sunu làmb moom la ñu àndaloon ci li nga xam ni mooy gis-gis ñu leen di gërëm bu baax mu nekkoon xibaar yi digg njolor gi ak rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekkoon ci xarala ji Pape Omar Diaw nekkoon ci réalisation bi Pape Ngagne Ndiaye nekkoon ci waxukaay bi ci réalisation bi ba tey àndoon nañ ci ak El Hadji Ndiogou Diène ñu leen jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci yàlla ndey jërë ngeen jëf. Savon de Marseille 100% naturel.